Radio Afia FM ci lëkkaloom ak union des radios associations et communautaires di URAC ak organisation internationale pour les migrations OIM ñoo leen di jagleel bile émission jëm ci campagne bi ñeel xeex tukki bu jaarul ci yoon ñu duppee ko kaddu tukkikat altine yi lay doon bu 20h jotee jàpp 21h30 ci seen rajo Afia FM 93.0 mën ngeen participer ci émission bile boo leen wootee ci 88 628 05 05 88 628 05 05. ñii di ko duppee mbëkk mi mbaa Barça wala Barsaq Afrique ñàkk na ay doomam yu takku ci tukki bu jaarul ci yoon bu ñii taamoo yoonu suuf. man maa ngi tudd Siré Sall ex migrant la rapatrié man bañ ma rapatrié beneen lañ ma yóbbu quoi Côte d'Ivoire laa nekkoon tenté rek dem quoi 2 millions affaire yooyu ba ma demee affaire yi tourné catastrophe ñu rapatrié ma mais peut-être ba ma ñëwee Sénégal tamit amul benn problème ak sama famille bon peut-être dañ jàpp ndogal yàlla la rek samay parents sama yaay samay frères rek yëpp amuñ benn problème ak man dañ ko accepté rek xam ne ndogal yàlla la ma accepté ko parce que jullit laa tamit te yàlla mooy dogal parce que peut-être yàlla moo tracé woon sama destin noonu xalaatu moon loolu mooy am dama gis na xaaral ma tànn rek ma dem yàlla dogal ne loolu la mënoon demee après par la suite ma comprendre rek xam ne tamit ndogal yàlla la amul benn problème. voilà léegi nag ndax sa wàllu liggéey doxaat na. non sama wàllu liggéey doxul sax parce que instant bi damay takkale léeg-léeg mu duma liggéey léeg-léeg ma liggéey mais dérangé wu ma quoi parce que tamit amul problème parce que da nga doon nekk ci ay liggéey ngay am nga nekk ci bonheur yàlla bu defaatee dem nga nekk ci ay jafe-jafe da ngay nangu suñu dogalu borom rek jullit da ngay nangu ne jullit nga quoi. ci moom dëkk ci wetu ndox ak déglu ndigalu xaritam moo ko dugal ci mbënd mi. maa ngi tudd Ahmed Fall rescapé maa ngi dëkk Hann Yara li tax ñu lay wax rescapé. parce que dama damoon yàlla dogal mu retourné waat maanaam loolu mooy rescapé waaw maa ngi déparé Yara destination Espagne direct yàlla dogal ñu am ay jafe-jafe ñu am benn stand-by bi nag bëri na parce que daf na ñaar fukk ak benn waa ci biir géej bi ak ay difficultés yu bëri yi nga xam ne xëy na mënuñu ko wax lépp tey jii nii quoi. Siré dip xale bu góor bu dëkk ci gox bu tërëf bari tënk ci jafe-jafe yi àdduna wante waxtu wi waxatul lenn ci wàllu tukki. non mbëkk moom mosuma ko xalaat te moo instant yi toll nii moom ay tukki moom xalaatu moom mu amoon samay moyen moom mooy gënal quoi parce que jafe-jafe yu ma am foofu dafa métti di tamit bitim réew dafa métti parce que boo demee dañ la considéré dañ lay xool comme étranger dafa métti quoi am daal mu gën a neexee nga fi nga dëkk say waajur jege la say am di jàmm say raq nga nekk ci bonheur di partager ak ñoom loolu am boobu moo dàq pour man quoi. MIGDEF taxaw ngir jàppale leen ndax ay nit yu am xel daje nañ xelaat ci jafe-jafe seeni ndaw dal di jël yile matuwaay. ñun xam nga sunu kuréel gi sax biñ ko sosee depuis atum 2006 la te taxoon ñu sos ko mooy que bi ñu gisee ni xale yi am na ay jafe-jafe yu bari parce que dañu mën nañu benn jot benn jamono géej gi amatul benn jën yu ñu fi sampoon tam aussi yu bari dañoo tëj tool yi ni yaakaaroon tam aussi doxatul donc xay kanamu yenn jafe-jafe yi bi mbirum mbëkk bi amee ñoom itam loolu nañ jël gaal yi di dem am na ci ñoo xam ne yàlla def nañu des ci ndox mi am na ci ñoo xam ne dem nañ ba egg di liggéey am na ci ñoo xam ne peut-être que tey jii amuñu benn xibaar ci ñoom moo tax ñu sos kuréel gi léegi ni ñun. sa am sa njaboot tuutu gis sa tiit ñoom ilaa yow mi dini abada. looloo waral sax ñi mel ni Siré it dañu jël seeni engagement ngir xeex mbëkk mi wante nag ci biir seen boobu la xeex am na ci ay jafe-jafe loolu la MIGDEF dal di xam ba noppi wut ay partenaire am ngir jàppale ko ndaw yi ci wàllu liggéey.
mais tukki lu war la ku nekk war nga ko def mais nag dañu war a seet tam anam yi ñuy demee ndax jël gaal goo xam ni ku ndaw la war a jóge Sénégal dem ba Espagne te diggante ñaari réew yooyu ak géej gu xam ni day yëngatu jamono ju nekk dafa xaw a doy waar daal mën na indi ay musiba donc daal jéem a pexe yeneen yoon moo gën léegi nag moo tax ñu ni kon dañu leen di yee ci loolu mais itam dañuy yëngu ci wàllu yokkute ndaxte tey jii dañu lëkkaloo ak benn kuréel bu ñuy dëppee Fondation Rosa Luxembourg. Dalifort bi moom ci ay jafe-jafe la nekk ba mu dellusee ci wàllu migration ba léegi ndax nag jafe na ci moom ngir rek mu am liggéey looloo tax fépp fu mu dégg ne ña nga fay jàppale askan wi rawatin ñu demoon bitim réew ba ñëw dafay dem wante lu mu gis daal moo di ne ba fii yëf yi daal ba léegi amagul lenn lu ci leer. sama yenn boy dama leen koy wax mais dañuy reetaan nii rek parce que tamit xam nga comme ak information association yi tamit lu ñuy def nii souvent gouvernement dañu waxoon fi ay financement dañu bëgg xool nit ñi nu ñu leen mën a financer ba dootuñu demati mais financement dañu dem ba wax mënul amatul mais dañuy topp encore dañuy imposer genre di sensibiliser nit ñi pour bu ñu demati affaire yooyu xam nga man mënu ma dem Europe ñëwaat mën na la yow bul dem Europe neexul wala bul nii xam nga loolu doo ko dégg. loolu nag tax ba mu jàpp ne lu nu mel mooy indi ak découragement ci ndaw yi tey yi ndax nag dafa mel ni ñi leen waroon a jàppale wala bokk ñi dul noppi ji leen dikk mbiram jàppale yëf yi day dem ba mel ni soxalu leen. mais su fekkoon dafa am loo xamante ne nit ñi dañ la koy jox fii ñu am lu ñu leen jox ñu am si luñ jàpp kenn du xalaat dem Europe parce que képp ku dem Sénégal fii képp kuy tukki fii c'est parce que dafa am sa gaal nu mu mel sa kër nu mu mel wala soit nu nga gisee àdduna bi doxul dëkk bi doxul tukki yooyu loolu moo tax nit ñi di tukki. waa MIGDEF di yëngu ci wàllu jàppale xale yi nga xamante ni dañu nekk ci jafe-jafe ñenn ñi sax loolu moo leen di yóbbee mbëkk mi te nekk ca diwaanu Yaraax jóg ngir taxawu leen. bu ñu xoolee atum ren ji daanaka presque loolu aussi lañ koy sant yàlla suñu borom MIGDEF muy migration développement yàlla dimbali nañu am nañu ay partenaires yoo xam ne ànd nañu ak ñun pour taxawuñu gunge ñu jàppale ñu ci lépp loo xam ne dañ ko doon xeex ak di ko mébét bëggoon ko pour jàppale xale ñu am ci lu ñuy yëngu ak lu ñuy téye yàlla dimbali nañu ba atum ren am nañ ko d'ailleurs sax lépp sotti na ba ñu jébal leen ko ñoom ñu war a mën a ñëw moo commencé liggéey jàppale góor jigéen mag ak ndaw yépp ci dëkk bi ñu am ci loo xam ci lañ ko téye niñ ko mën a yëngatu di ci mën a daan seen doole ba dootuñu fi jógati di dem di màngal ci yeneen réew. demoon nañ ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur Sori Kaba toog nañ du benn du ñaar am nañ ay réunions yu bari foofu noonu bind ay projet def lépp façon projet bu ne bind naa ko déposé ba tey ba suba dañ lay dawloo dañ lay wax ne dina génn financement bi génn na xam nga te après loolu yëpp antuwul quoi peut-être dañ dem ba gis ne affaire yi sax bon ay naxe kese la quoi finalement dama mujj bàyyi mais teewul tamit ma bañ a décourager quoi parce que tamit ñoom ñoo doon wax loolu noonu ay financement day am ñuy dem di ñëw di dem di ñëw après par la suite mu jëwul antu après ñu toog quoi. jàppale ñi demoon ba pare daal di ñëw am ay jafe-jafe jël lu toll ci ay juróom-ñetti xale yu góor daal di wut benn koo xam ne dafa xarañ lool ci wàllu bind nisër mu tàggat leen ñoom ñëpp ba ku ne mën na léegi bind li ñuy wax projet man tam aussi bind plan business bi ñu paree tàggat bi ñaari weer yi bi mu jeexee ba ñu pare ko léegi nag ku nekk ci ñoom dafa am benn projet boo xam ne dañu defal léegi fondation bi ak ñun ñooy ànd pour dem wuti xaalis boo xam ni dana tax ba ci wàllu napp wala projet de pêche wàllu càmm am na ci aussi wàllu papeterie wàllu tam sos benn barab boo xam ne dañ fay ñëw ay yére ay tenue en tant aussi sos benn affaire boo xam ni fi Yaraax dafa bari ay artistes mais amuñu foo xam ne fa la ñuy defaree seen liggéey kuréel goo xam ni boo defaree sa liggéey ci wàllu art enregistré la foofu produire la tam aussi ci suñu projet yi la bokk parce que ñun ñu tey jii loolu la ñu xaw a gis mbir ñëpp xam nañu que migration bi ñu ngi ciy wax mais li am solo pour ndaw ñu mën a toog te dëggantaan mooy ko ñu wutal leen tam aussi ay liggéey yu sell. Yaraax bokk na ci gox yi nga xamante ne lii di mbëkk mi takku na fa lool ku ñu ci bëri ci seeni ndaw jël nañu mbëkk mi ñenn ña des nañu fa ci biir géej gi ñeneen ñi dellu siwaat ci seen njaboot wante terewul jafe-jafe bi moom ma nga fa ba léegi. Yaraax dafa am benn moment bon dafa metti woon parce que ñun amuñu lu dul géej gi te géej gi actuellement ni gis nga dañ koy jaay mool yi fi nekkoon maanaam paa yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon sanc Yaraax doon napp aussi ñoom dañu amoon jàmm. tukki dafa bokk ci àq ak yelleefu doomu aadama bi wante nag na tegu ci yoon ni
centre sénégalo-allemand ñoom seen liggéey dafa jëm ci won ndaw ñi yoon yu ñu mën a jaar yoon yu jaar yu wóor yu ñu mën a jaar dem tukki moo xam ndax Allemagne la wala bitim réew wala itam ñi nga xam ne dañoo dem ba ñëw aussi bu ñu waxee seen soxla ñoom mun nañ leen fexe jàppale leen pour ñu am projet ñi wut itam liggéey te am ay jafe-jafe xam nga Sénégal am na ay xale yi dañuy jàng ba pare am ay lijaasa bëgg liggéey waaye dañu am ay jafe-jafe dañ leen ci jàppale même sax am nañu ay nisër yoo xam ne dafa jëm ci waajuru ndaw ñi nga xam ne dañoo des ci géej gi ñoom itam ñu xool vraiment nu ñu war a mën a jàppale parce que ñoo amoon yaakaar trop seen doom yi par yàlla def li nga xam daal moo gën ñoom itam aussi dañu leen di xalaat vraiment ngir mu leen a jàppale ci yenn nisër yoo xam ne dina tax ba seen dund gën a bañ a am yenn jafe-jafe yi. li nag moom mooy firndeel dem Mouhamed Fall ci biir géej gi. waaw man sama cas dëgg yàlla man maa mujjee dam par exemple man sama groupe ñi ma bokkal Yaraax quoi ñoom ñu bëri dam nañ bon ku dam rek 4 jours 5 jours da ngay àgg bu ko defee da nga mooy wane Ahmed affaire bi dafa yomb ñëwal xam nga loolu aussi te ñoom bu ñu demee bu ñu fa defee maanaam instant boobu noonu avant ñu indi 99 bi ñoom jamono yooyu ku dugg rek espagnol yi dañ lay xam nga dañ lay dosa mooy dañ lay utal kayit dugal la si biir dëkk bi parce que instant boobu ñoom dañu soxla woon ay nit seen tool yi léegi nag ñun suñu copains yi fi jógee bu ñu départ rek dañuy def 4 jours 5 jours 6 jours maximum bu ñu àggee duñ fa def ay 5 jours 6 jours ñu doosa leen maanaam may leen ay papier révisé bu ñu liggéey semaine wala 15 jours commencé yóbbante commencé la woo yow mii seen xarit bàyyi ñëwal kërëb liggéey baa ngi fa xam nga loolu aussi ak nit kese ku bëgg a tekki aussi xam nga loolu nga judd ci famille ba nga xam ne dañ xaw a néew doole xam nga dund ay situation yu métti nga bëgg maanaam faj li gis ay situation yoo xam ne day métti yow mënoo faj say mag mënuñu ko faj say pap mënuñu ko faj xam nga ba affaire bi ñëw ni say morom dam aussi réussir immédiatement ay 5 jours 6 jours xam nga yow aussi da ngay gis ni lii dafa yomb quoi. bëgg-bëggu kuréel gi mooy yee yooyu li tout tànk ci naka la ñu mën a def bu ñu bëggee dem bitim réew ngir seen lépp tegu ci yoon. ñu ngi fii à Ankapa donc barab bi ñu nekk mooy li ñuy wax centre des migrants bu Yaraax waa fondation Rosa Luxembourg ñoom ñoo ñu ko financé am na ñaar fukk ak juróom-ñett yëngu ñu war a def fii ak diiru fanweeri fan ak benn ci weeru décembre. dañu lëkkaloo ak fondation Rosa Luxembourg kuréel gu mag a mag la lëkkaloo itam ak centre sénégalo-allemand ñoom li ñu wax mooy da ngeen di jéem a rek fexe xayma xam d'abord xale yi demoon ba ñëw xam itam xale yi nga xam ne dañoo bëgg a dem xam ñi nga xam tam aussi dañoo bëgg a wut liggéey xam itam ñi nga xam ne ay waajuru xale yoo xam ne dañoo demoon par des ci géej gi léegi rek bu ñu paree ñoom yëpp ñu xool ku nekk lan mooy sa bëgg-bëgg ñu jébbal leen ko ñu ànd ak ñoom vraiment pour ñu mën a fexe que ñoom liggéey boo xam ne ñoom danañ ci mën a tëdd. lan ngay wax xale bi nga xam mu ngi lay déglu waxtu wi tembe wante xel mi nekkul su dudul mbëkk mi. man de li may wax xale yi mooy que ni jël géej gi doy na waar jël géej gi doy na waar mais nag bu fekkee da nga ñëw fii ci centre bi ñun mun nañu waxtaan ak yow vraiment wan la ay yoon moo xam ndax da nga bëgg a dem ci yoon wu leer nañ danañ ci waxtaan ak yow bu fekkee da aussi wàllu projet te aussi soo ñëwee soo amee sa nisuru bopp ñun danañ la mun a teg ci yoon ñun daal loolu lañu yaakaar ni tey jii mooy li nga xam ne mooy suñu warugar pour mun a fexe ba xale yi vraiment toog liggéey pour mun a tekki. dem bi nag moom terewuñ ko kenn mais daal li gën te gën a wóor mooy que booy dem nga dem ci anam yu wóor dëgg la ni sax toog liggéeyoo say waajur di feebar say xarit toog aussi nekk ci ay tumuranke yow sa bopp sax am na yu ndaw mënoo ko fajal sa bopp tam doon na mbir mu métti lool waa nag waru tax ngay xaru quoi waru tax ngay jaar ci yenn yoon yi moom loolu vraiment dëgg la ñun daal li ñuy waxtaan ci ñoom danañ waxtaan ci mbir yooyu ak ñoom leen métti na dëgg la itam xam nga métti fi dañ ko fekk nit ki ay saa da nga war a muñ nga jaar ci yoon teg sa tànk fu wóor. amatuñu mënatuñu dootuñu gis sa tig seen njaboot ilaa yow mi diine abaana. Bile Tailleur moom bokk na ci li mu dul fàtte ci biir àddunaam ba mu jaayee ab atelier am ngir paase ko dugg ci biir géej gi. dama doon ñëw mais affaire bi comme li ma gars yi doon kii noonu xam nga di mu woo téléphone ñëwal affaire yi mi ngi baax ñi ngi liggéey ñëw ma gis ñi yóbbante ay xaalis xam nga la man loolu moo ma impressionné après si laa jaayee samay matériel samay machine mu mat ay 200 et quelques mille ak sama famille samay grand frère sama papa xam nga ñoom ñëpp ñu dajale lu ñu am ak sama yaay boobu mi ngi dund dajale lu ñu am jox ma ñaanoon ma si laa demee.
lool Mame Matar Gueye bu ONG Jamra di wëy di ñaaxaat ndaw yi ngir ñu bàyyi seen xel ndax kat jafe-jafe àdduna warul la sóob ci géej koo xamante ne musiba rek nga ciy jëlee. man dama bëgg ñoom ñu xam ne rek Europe na mu neexee woon neexatu ko dëgg la démarche elle est légitime parce que ñoom demuñu pour dem def yëfu wuyu wala leneen dañuy dem daan seen doole pour teraanga yónnee njaboot mais neexatul ndax léegi gis nañu des jeunes yu fa dem bardé de diplôme am ay licence maîtrise mais le marché de l'emploi en Europe est tellement saturé que ñoom seen bopp européens yi mënuñu faj aajow seen ressortissants alors ba dañuy mujjee nga gis ko am bac wala maîtrise dem di rabattre dans des restaurants di raxas ay assiettes voilà donc c'est devenu dévalorisant waaw moo tax ñuy ñaan jeunes yi ñu seetaat seen bopp ñu jéem a xool ni ñuy defante preuve de solidarité au plan national jàppalante pour que xale yi yëg ne que l'État est à leur côté xale yi yëg ne que les organisations communautaires sont à leur côté bu ko defee ñu dimbali leen ndax la ñuy wuti bitim réew ñu am ko fii et dans la dignité. parce que c'est suicidaire doo toog weer te ñu ne la ñaar fukk dee nañ fanweer dee nañ alors bu doon lu nit ñi di wax la ak di inventé ñu mën a wax mais ñëpp a si teg seen bët mu dee metti nag parce que deewu lap dafa metti voilà ñu doon leen ñaan daal ñoom jeunes yi ñu xam ne que ñu ngi leen di gërëm ci seen jom dem bitim réew itu teraanga loolu kenn sikku leen ci waaye nag ñu ñaan leen ñu delloo si xel yi ndax Europe na mu neexee woon neex toog ànd ak ñun ñu ñefee que ñoom la ñuy wuti bitim réew ñu mën ko am fii parce que bu ñu continuer di forcer di dem ak drame yi am yëpp ils mettent mal à l'aise les immigrés qui sont déjà régulièrement établis. Mouhamed Abdallah Diop nag moom jàngalekat bi le day bàyyee xel bu baax ndaw yi te it di leen faral di jàppale loolu sax moo waral mu nekk suñu gan gi ginnaaw bu ñu la nuyoo tax jàpp nga ne tey ji ñi nga xamante ne ñoom la ay jafe-jafe jàppoon ba ñu tegu ci biir géej gi yàlla defaat ñu dellu si liñ leen waroon a mën a jàppalee ba fexe ba ñu toog ci biir réew mi ba dootuñu am xelu delluwaat ci biir réew mi loolu ndax am na ci biir réew mi. loolu de sama xalaat daal ci jàngat bi may jàngat loolu amul ci réew mi parce que boo xoolee offre d'emploi yi bëriwul amul ci réew mi daal il faut que gouvernement bi jëm ci bay waaram daal. ba nga moo am yow naka lañ mën a def. il faut que ñu def ay unité de production comme man sama localité bi au niveau de Guédiawaye mais gisoo fa benn usine donc lépp day jóge feneen ñëw boo amee ay unité de production ñu ne lii kat Guédiawaye lañ ko defaree lii kat Malika lañ ko defaree bu boobaa développement local mooy tax xale yi dootuñu jël gaal gi naan dañuy dem Europe ba musiba di leen ci dal. ndax loolu yéen a ngi koy nemmeeku ci Guédiawaye. danay am ay cas par cas ñoo xam ne dañuy jël gaal bi dem danay am ay boori Thiaroye tamit foofu nga xam ne aussi fa la sama siège national nekkee foofu aussi fu la ëppee Thiaroye géej foofu par des milliers la ñuy dem des centaines donc da nga gis une famille yoo xamante ne ñaar wala ñett dem nañ ba léegi nii dëjalaguñ leen am na ñoo xam ne man dañoo jàkkaarloo kër mais ba léegi nii kooku kenn dëjalagu ko ba léegi ça fait 10 ans ba mu demee bëri na ay cas il faut que yooyu daal ñu def ay perspectives d'emploi jeunes yi mën ci dugg daal di débloquer les financements ñu encadrer les jeunes pour que xale yi daal di bañ a xalaat di jël mbëkk mi daal. am na ay agence am na ay kuréel yu bëri yoo xam ñu ngi ko taxawal ci réew mi ne dañ koy jàppale ci wàllu financement ci ndaw yi kon yooyu xaj na ni ñu waroon a doxee wuñ ko. dama gis ne ay agence yoo xam ne c'est des caisses vides gisugoo kenn ñu ne moo ma jox emploi wala emploi buñ la jox emploi day nekk emploi boo xam ne emploi bu précaire la wala da ngay dox ci dossier ba sonn doo gis parce que amul benn koñ boo xam ne gis naa fa nit boo xam ne mu ne ma tel agence moom moo ma jox emploi agence boo xam ne donc gouvernement bi moom moo ko diriger donc war nañ daal xool ni ñuy organiser jeunes yi ba nga xamante ne dinañ leen mën a dugal ci lu ñu jàpp. tey jii pour yow ñan ñoo war a taxaw pour fexe ba ndaw yi toog ci réew mi bañ a dem bitim réew ak naka lañ koy defee. loolu ñi ko war a def mooy sunu maires yi les maires de ville et les maires communales war nañ créer ay places liggéeykaay yoo xamante ne jeunes yi danañ fa toog dootuñu xalaat dem bitim réew par exemple suñ jëndoon lu mat juróomi machine à coudre daal kay jox ay jeunes mais déjà teg nga benn société en place jeunes yooyu dañu fexe ba nekk des jeunes créateurs di ñaw ci machines yooyu danañ ci mën a am ay sources de revenus di développer ñu encadrer leen exemple la ci perspective yoo xam ne man dama ko xalaat fi ma nekk am na ñu am métier ba pare mais amuñu liggéey gouvernement bi war na seet ci ñooñu wala municipalité bi daal leen di financer. mais am na si ñoo xam ne aussi dañu am métier mais dañ jaay seen matériel demee ko am jafe-jafe dellu siwaat ñooñu pour yow naka la ñuy def ba mën leen a réinsérer. loolu mooy wane ne affaire bi dafa am plusieurs parts de responsabilité aussi parce que bu gouvernement bi autorité amee responsabilité aussi famille yi am nañ responsabilité
parce que da ngay gis koo xam ne day dajale sa or dajale sa yëpp daal kay soppi xaalis jox sa doom mu daal di dem pour bëgg am lu bëri xamoo soo sa wërsëg fii la nekk gis nga mu dem foofu rek léegi nga ne noo def da ngay dem mu jaral la bàyyi sa liggéey la nga jotoon am 400 000 ku ko mën a dajale dem boo ko yoree war nga ci mën a liggéey fii kon dafa am ay part de responsabilité de la personne même du jeune même qui s'apprête à partir mais aussi de la famille et de l'autre côté il y a aussi la responsabilité de l'État ba nga xam ne war na jël ay matukaayam ba kenn dootul génn. nga xamante ne dem nañu ba ñëw ak jafe-jafe yi mu ëmb yëpp pour yow naka lañ leen mën a def ba seen xel dellu si waat wante aussi ñu fexe ba ñu mën a insérer wu waat ci société bi ngir nekkaat fa ñu nekkoon ci biir société bi mën a jariñ seen société. ñooñu demoon ba ñëw il faut tamit ñu wital leen ci lu ñu jàpp ñu soutenir leen wit place bu ñu leen dugal boo xam ne dinañ fa mën di liggéey di am même su dee as tuut parce que ñoom ñoo la gën a xam ne dem bi ay risque la donc bu ñu muccee ba ñëw toog dootuñu xalaat delluwaat waaye bu ñu demee ba nga xamante ne léegi Barça wala Barsak rek moo nekk seen xel donc il faut que ñu dem mais bu fekkee am na loo teg seen loxo du ñu xeeb danañ toog parce que demoon nañ ñi demagul nag tey tante ñooñu laa doon waxal mais ñi nga xam ne dem nañ ba ñëw ñooñu bu ñu amee tuuti rek danañ toog parce que gis nañ xam nañ géej gi du caaxaan amul bànkaas. Mohamed Abdallah Diouf nekk secrétaire général bu ONEYAF di yëngu it ci wàllu njàng mi ak njàngale mi rawatina ñi nga xam ne dañu nekk ci ay jafe-jafe ginnaaw bi nga xam ne dañoo dem ba dellu si. Radio Afia FM ci lëkkaloom ak union des radios associations et communautaires di URAC ak organisation internationale pour les migrations OIM ñoo leen di jagleel bile émission jëm ci campagne bi ñeel xeex tukki bu jaarul ci yoon ñu duppee ko kaddu tukkikat altine yi lay doon bu 20h jotee jàpp 21h30 ci seen radio Afia FM 93.0 mën ngeen participer ci émission bile boo leen wootee ci 88 628 05 88 628 05 05. jërë ngeen jëf mbokk auditeurs yi ci waxtaan bi ñu fas yéene cee ànd ak ONG bi nga xamante moom la jiite tuddee ko Aada Aada am na ay matuwaay ñoom it yu ñu jël ngir jàppale ko ñi nga xamante ne jafe-jafe moo tax ñuy bëgg a dem wante aussi ñi dem ba ñëwaat nekk ci précarité boo xamante ne ragal nañ buñ moytuwul ñooñu jafe-jafe boobu mën na leen poussé waat ba ñu tegwaat ci yoon bi pour dem fa nga xamante ne mooy Europe jaaree ko ci ñaari yoon yi nga xamante ne boo ci mën di aw it wóorul ndax sa bakkan mën na ci des. maa lay nuyu sëñ bi ka di rafetlu invitation bi di nuyu tamit sa auditeur maanaam auditeur yu Afia FM bi yëpp di ñuy déglu. waaw comme ni nga ko waxee rek ADA moo ñu signifié action pour les droits humains et l'amitié depuis 2007 lañ ko créé boobu ba léegi nag lu nga xamante ni ñooñ koy gën a xeex moom mooy lii di migration irrégulière muy clandestine xeex bi maanaam du ñu wax kenn mu bañ a dem waaye nag am na yoo xamante ni maanaam lii di yoon bi. bu nga wax sànq rek muy élément bu nga tegoon sànq dafa am ay yoon yoo xamante ni ñu bëri xamuñu ko nga bu yàgg migration il faut nga xam leen mobilité moom yàgg na am même boo xoolee am na suñu benn professeur boo xamante ni mooy naan depuis les années 70 nga doon gis ñoo xamante ni dañoo doon ñëw di jël yenn yoon te yoon yooyu noonu ñu doon jël dañoo doon déparé si Fouta bu ñu jugee Fouta jaaree noonu dem Mali jugee fa dem Tchad Algérie Maroc pour mun a dem France mais léegi dafa doon boo xoolee nga def benn vue bu gën a global actuellement ne gis nañ Europe lu fa xew maanaam crise bi fépp la dal crise boobu noonu depuis 2000 dans les années 2008 2009 la ñoom dafa am benn lu nga xamante ni moom la ñuy def mooy actuellement ils sont en train di tëj seen frontière boobu noonu lu ñu koy tëjee moom mooy yoon yi nga xamante ni dañ ko doon jël muy yoonu suuf si wala gaal yi yooyu noonu dañuy ñëw xam nuñ koy tëjee boo ñu koy tëj nag ñaari matuwaay la ñu jël benn bi mooy lenn mooy yoon bu nga xamante ni ñooñu ko doon jël maanaam Fouta bu ma la doon wax noonu amaana ay yeneen yoon yu xew yoo xamante ni da ngay jaar si yoonu sud bi rallier Agadez mooy nekk Niger boobu noonu la ñu bëri di jaare dem fii di Libye bu ñu jugee Libye nag door a dem Europe pour jéem a contrer loolu Union européenne lu ñu def moom mooy dem fii di Niger actuellement depuis 2015 dafa am ay charte yu nga xamante ni moom mooy ñëw teg daan ñi di trafiquants yi ak ñi di passeurs yi. Sénégal comme ni nga ko waxee depuis des années seetlu nañ ne xale yu bëri ñàkk nañ seen bakkan ci bëgg a dem Europe bi. ñenn ñi ci ni ma la ko waxee sànq ci géej gi ñeneen ñi ci li nga xamante ne mooy désert bi. ñu gis ne am na yenn taxawaay yoo xamante ne ay politique la. yu ñu mettre en place pour jàppale ko ndaw yi nga xamante ne parce que ñu bëri jàpp nañ ne li nekk ci ginnaaw xale yi ne force dañuy dem Europe mooy li ñuy wax ndóol mooy jafe-jafe àdduna mu mel ni am na
wàllu woowu noonu tamit ay taxawaay yoo xam ne teg nañ ko pour jàppale ko yooyu lee xale ngir ñu mën a des ci réew mi est-ce que mën nga dikk ak ñun ci kuréel yi nga xam ñoo taxaw ngir jàppale ndaw yi pour ñu toog ci réew parce que ñàkk information bi tamit bokk na ci li tax xale yi bàyyi fi loolu ba léegi di wéyandi di dem fi nga xamante ne mooy si loolu laa doon ñëw lu tax ma doon expliquer historique bi dafa important pour mën a comprendre lu tax kuréel yooyu noonu tey sanc pour mën a ñëw jàppale ndaw yooyu pour conscientiser leen ba pare accompagner leen ndaxte si loi yu ma doon wax noonu yàggu rek la Côte d'Ivoire ñëw adopté benn loi boo xamante ne pour teg daan ñooyu noonu par contre nag ñoom lii di Union européenne am na ay matuwaay yu ñu jël maanaam dëkk yu nga xamante ne mooy dëkk subsaharien yi kon suñu dëkk comme ay Mali et cetera ñu ñëw accompagner nos états si ay fonds yoo xamante ne fonds fiduciaire lañ koy wooye lu weesu fonds fiduciaire yooyu noonu wax nga benn wax rek mooy OIM bu nga expliqué nii mooy ñu nga xamante ne dañoo dem ba dellu siwaat maanaam nangu ñëwaat am ay fonds yoo xamante ni ñoom lañ leen di accompagner am na ay yeneen kuréel yoo xamante ni ñooñu fi tey yoo xamante ni dinañ gis ni ndaw yi nii nan la ñuy def pour conscientiser leen bu ñu leen conscientiser ba pare xool fan lañ leen dugal insérer leen pour ñoom ñu mën a ñëw am lii di auto emploi maanaam ñu créer seen emploi bopp wala ñu réunir en GIE et cetera yooyu yëpp taxaw na fi. nguuru Sénégal yëf yi du gan ci moom parce que gis nañ fi ay agence yu bëri yoo xamante ne tegoon nañ ko fi wala boog mi ngi fi ba léegi li ko tax a yóg mooy jàppale ndaw yi nga xamante ne dañuy wut liggéey sànq yaa ngi koy wax pour que ñu mën a wutal liggéey seen bopp wala boog am ay këru liggéeyukaay yoo xam dina ubbeeku ngir ñoom ñu mën sa dem góorgóorlu ci ndax mën nga dikk ak ñun ci agence yooyu nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi yan ci ak naka la ndaw li mën a def pour mën a jot ci financement yooyu nga xam ne mooy génnee ci agence yi. financement yi am na yu nga xamante ne mooy comme ay FONGIP moo ñi fii ñooñ fi dégg ay ANPEJ ANEJ et cetera waaye yooyu bon du ma si gën a sori trop ndaxte am na ay ndaw yoo xamante ne dem nañ waxtaan ak ñoom lu ñu wax moom mooy pour am si financement yooyu noonu dafay metti si ñoom demee noonu si ñoom lu ñu wax te war woon demee noonu am na ñoo xamante ne dañ naan c'est politique waaye si ñoom lu ñu wax la ñooñu nekk di ko gëstu foofu leeruñu mais daal kon nu ma waxoon sànq am na fonds yoo xamante ne mais dans les normes fonds yooyu noonu li leen tax a jóg mooy financer ndaw yi waaw pour financer ndaw yi la d'abord pour financer ndaw yi mais xam nga tey jii nii booy financer benn ndaw dafa am leen loo xamante ne dafa am mooy lu préalable mooy tey jii nii boo waxee rek andil benn business plan benn projet nga ñëw ñu financer la man je pense que loolu dafa yomb am na benn accompagnement bu ñu la war a njëkk a def préalable yow nga dem xool def étude marché bi xool ba maîtriser yow si lan ngay dugg d'abord boo demee nag ba maîtriser ko ba pare ñoom ñu ñëw defal la formation c'est vrai que am nañ fi ay centre d'incubation yu fi am mais yooyu pour man dafa des yooyu boo demee nag ba ñu jox la fonds yooyu ba pare ñu accompagner la parce que lan la ñuy gis yenn ndaw yoo xam dañ leen financer am na ñoo xamante ñooñu si ñëw ba léegi alhamdulilah ñooñu yor seen projet mais am na si ñu bëri ñoo xamante ni seen projet du mën a wéy parce que accompagnement bu war duñ ko am nga tey bu ñu la waxee demal ñëw rek nga tijji benn structure boo xamante ni da ngay jaay ay ginaar te accompagner waxuñu la na ngay def pour am les marchés nan la ñuy def pour évaluer la chaque année nga andi ay rapport et cetera loolu yëpp bu amul nooy mujjee mooy nga tëj. bokk na ci tamit yenn kuréel ñu leen di wax ay ONG yoo xam tamit ñu ngi ci biir réew mi ñoom it xale bu leen jege si am na nu ñuy def ak yow pour teg la ci yoon wi nga xamante ne bu fekkee da nga bëgg a tukki di nga tukki ci yoon wante aussi bu fekkee da nga am xalaatu projet mën nañ la jàppal pour nga mettre ko en œuvre. waaw mën naa si citer ay kuréel yu bëri. d'abord ñun ñoo ñuy def ay campagne sensibilisation doorewuñu ko tey buñ ko dooree yàgg na te maa ngi saluer sax premier président wu ADA muy Djibril Baldé nga xamante ni initié na woon loolu te si tànk yooyu noonu la ñu topp mooy dem di def ay campagne de sensibilisation si lieu public yi boole ko waale si lu nga xamante ni moom mooy université yi gis ndaw yu nga xamante ni pare nañ seen jàng ba pare ñooñu ñu xool nan la ñuy ñëw waxtaan ak ñoom ne leen fii ak yoon bi ak yoon bi ak yoon bi ngeen mën a jaar pour mën a ñëw am financement wala pour mën a ñëw yor seen projet lu weesu loolu gis nañ fi yeneen structure yoo xamante ni comme RABEC nga xamante ni ñoom ñooy nekk Biscuiterie yi c'est des partenaires ñoom lu ñuy def seen programme lii di Plaire ak beneen programme bu nga xamante ne mooy Dynamique Jeune bu Plaire bi lan la ñuy def dañuy jël ay ndaw yu jigéen yoo xamante ne teel nañ bàyyi seen jàng ñooñu bu ñu leen xëccee woo leen jàngal leen d'abord ak ñoo xamante ne mosuñu jàng surtout ndaw yooyu noonu ay jigéen la ñuy doon defaral leen formation d'abord ñu jàng français
jàng suñu langue yi mooy olof et cetera jàng leen tamit nan la ñuy ñëwee transformer ay jus nan la ñuy defee ay couture et cetera mais ñooy bi ñu leen accompagner ba pare nag wax leen fii nga ñu dem pour ñu financer leen utal leen daal financement yu gën a ndaw te yooyu c'est des structures yoo xamante ne ñooñu fii commencé bëri. mais est-ce que loolu noonu parce que am na koo xam ne mi ngi lay déglu waxtu wi nekk ci situation bi nga wax nii mais xamut naka la mën a def pour mën a bénéficier wu ci loolu. bu góor bi bu ñëwee mën nañ ko booleeg suñu partenaire boobu. comme ça bu ñëwee fan. bu ñëwee si ADA ñun ñooñu nekk bopp centre bopp. mooy nekk juste derrière Masalikal Jinaan. bu ñëwee premier étage ñun ñooñu fa. bu ñëwee foofu noonu du frais dara. dafay ñëw ñu boole kook suñu partenaire boobu noonu. d'abord dina ko accompagner. si formation bu nekkee am na formation ba pare nag ñu wax ko nan lay bindee projet nan lay ñëwee defee étude marché et cetera ñu accompagner ko wax ko yoon yi nga xamante ne moom lay jaar pour mën a déposer ay projet Babacar Fall moom li mu xam le moo di ne tailleur la woon dafa jaay kantinam ay mbokkam jàppale ko mu jël gaal gi dem yëf yi mujjul marché xaw na dee wante mucc na ñib si waat na kooku noonu boo ko doon digal par rapport ak qualification boobu noonu lan nga koy wax moom d'abord dafa demoon boo mu demee jël na gaal yi waaw xam nga mooy sànq lu nga waxoon rek oyem bu nga waxoon am na ñaar moo tax ma doon la ko laaj pour nga gën ko leeral am na ñoo xamante ne dañuy choisir ñëwaat si ñooñu am na ñoo xamante ni ñooñu la ñuy ñëw di accompagner n'est-ce pas jox leen benn fonds bu ñu am pour ñu accompagner leen mais du ñëpp leneen li moom mooy ñoo xamante ni gaal la ñu jël kon cas bu nga wax ni ñooñu bu ñu ñëwee dinañ xool nan la ñuy def ak ñoom accompagner leen ndaxte surtout ñooñu ñoom ñoo gën a soxla ñu ñëw waxtaan ak ñoom d'abord sur le plan psychologique te dafa doon lu important daf ci am ci ñoom ñoo xamante ñoo àndoon ñibbisi ak Babacar boobu mais pratiquement ñu ci ëpp ci ñoom àndatuñu ak seen xel dëgg la parce que man maa ñu fàttaliku en 2011 si Djibril Baldé amoon na benn programme bu nga xamante ni si fu beneen kuréel bu mu nekkoon noonu lu ñu defoon moom mooy dem zone côtière yëpp ak yeneen gox yu nga xamante ne foofu la ñuy gën a remarqué ni Sénégalais noonu la ñuy jaare pour ñu mën a jël yoon yi te am na ñoo xamante ni gaal la ñuy jël ak ñoo xamante ni yoonu désert bi la ñu jël yoonu désert ñu fay dee ñoo ëpp fuuf ñu nga xamante ni ñooy dee si gaal yi te ñooy peut-être seen corps duñ ko gis seen mbokk dañuy yëg ni rek réer na parfois nga dégg ay annonce tout le temps rajo ni telle personne réer na gëj nañ ko dégg soit Agadez la deewee wala soit Libye léegi ñooyu noonu programme ma la waxoon noonu moom mooy d'abord assister Sénégalais yooyu noonu sur le plan psychologique d'abord ensuite beneen étape bu ñu jël mooy regrouper leen góor yi ñu regrouper leen mag yi ñu regrouper leen mag yoo xamante nekkul ñoom ñoo dem mais ñooy seen yaay yoo xamante dañoo jënd jaay seen ay bijoux tayale seen kër et cetera pour mun a jox seen doom pour mu jël gaal yi ñëw regrouper leen defal leen ay formation regrouper leen en GIE jox leen benn fonds boobu noonu moo tax ba léegi nii boo demee zone côtière bi bon Yaraax rek am na ay GIE yoo xamante moo ngi dund ba léegi kon yooyu c'est des solutions encore une fois mooy lu ma wax rek mooy assistance soxla nañ ko trop surtout waxtaan ak ñoom leen defal parce que ñu bëri nga géej moom boo fa nekkee benn fan rek wala 2 jours rek boo nekkul moor rek loolu rek sa bopp du da ngay tàkkaleeg sa sago n'est-ce pas waxuma la nga def une vingtaine de jours boo ñëwaatee tamit conséquence bu nga wax nii rek wax nga ko léegi nii au-delà de loolu yaa ñu ne sentiment de culpabilité ndaxte sama waa kër jaay nañ jox nañ ma 500,000 ma jël gaal bi te 500,000 boobu noonu ay dette la ba léegi nii ma ñëwaat nit ñi di ma xool sama waa kër di ma xool sama waa koñ di ma xool ñi si bëri sax am na kenn koo xam dañoo waxtaan ak moom yàggul sax moo dafa wax ni bu mënoon xaru sax dafay xaru bu nekkoon xaru dafa dagal am kooku il faut nga defal ko d'abord mais nga wutal ko ay solution nan ngay def ba ñu amaat espoir wu dellu siwaat ci àdduna bi xam ne lu jiwoo jeexul jógu fa waaw pour rappeler ñun rek suñu kuréel nekkul ñun rek ñooy def acte yooyu noonu am na ñeneen ñoo xamante exemple benn partenaire rek boo xamante ni moo ñu nekk IFAN muy le professeur Pape Demba Fall am na si 30 ans d'expérience moom mooy chef de département bi bu nga xamante ne mooy sciences humaines bi à part moom am na suñu benn professeur boo xamante ni négociation en diplomatie la bu nga xamante ni bon d'habitude Gaynde Njaay lañ koy woowe moom nous a mis en rapport avec des psychologues comme ni ñu waxtaanee ak les réfugiés ñoom noonu la ñuy waxtaanee ak les migrants yu nga xamante ni dem nañ ba ñëw waxtaan ak ñoom defal leen mais encore une fois xam nga nit bu nekkee da nga ñëw wax ak moom ci benn nopp nii rek andiloo ko ay solutions yu concrètes lu muy def lu muy gisaat rek mooy génn kooku na def tout ba génn loolu moo tax bon ma ne daal fonds yu nga xamante ni mooy ak yeneen yu fi am il faut que état bi parce que nekkul rek état bi mais responsabilité gën a bëri ñoom la n'est-ce pas il faut ñu ñëw accompagner les jeunes maa ngi rappelé rek rapport IFAN bu génnoon ab 2017 lu mu bind mooy 75% des jeunes lenn mooy nekk seen xel mooy génn dëkk bi te loolu moyen bu ñu munti am muy gaal ak muy oto dañu bëgg a génn. la ñu mën a def ba téye leen ci dëkk bi. mais téye leen rek la d'abord bu nekkee ñooñu ñëpp leen moo tax ñu bëgg a dem
ndax dañoo bëgg tekki rek moo tax ñu bëgg a dem tekki boobu noonu bu nekkee gisuñu ko. est-ce que loolu la tamit mën nañ ko méngaleeg jël désert bi wala jël gaal goo xamante ne xamoo fu mu jëm ak yow ñu investir loolu yëpp nga dem xaru parce que mën nañ ko tuddee noonu. xaru la waaye gis nga boo xoolee si cause yi. même culturel sax ñëw na si. même social tamit moo ñu si yow di nga gis kenn koo xamante ni yéen a bokkandoo même koñ kooku peut-être teel na bàyyi jàngam ñu toog quelques années moo ñu ñëw envoyé xaalis këram ñu tabax këram et cetera mu takk jabaram sur le plan social daal réussir na. gox bu mel ni Yaraax wala Dalifort wala Caaroy boo gisee kenn koo xam ne dugg na dinañ la wan téeméeri kër yoo xamante ne pratiquement amatul xale li ko waral mooy xale yi demoon nañ ne dañuy dem bitim réew far ñoom ñoom ñu dee fa. est-ce que exemple yooyu noonu tamit nekkul loo xamante war na tax rek quelle que soit situation bi ñu jéem a xool naka la ñuy def pour tekki fii wala boog ñu jéem a xool naka la ñuy def ba am yoon normal ñu jaar fa dem que ñuy def li ñuy wax mbëkk mi. xam nga exemple yu moo jox yëpp. mooy zone côtière yi n'est-ce pas yooyu dañoo jege géej. mais wax naa la ni am na yeneen gox yoo xamante ne moo ñu fi. ay études yu ma la wax ni rapport yi c'est disponible. am na yeneen yoo xamante ne duñu sax jaar zone côtière. 70 ma la jox nii Fuuta lañ doon jaar Fuuta booñ fa doon jaar di dem Mali yoon bi lañ jëloon. c'est vrai que ñu bëri lu ñu xam moom mooy yoonu gaal bi am na yoon yoo xamante ni mooy yoonu désert te yoonu désert boobu noonu conséquence moo gën a raw foofu. am na benn cas boo xamante ni évoqué woon nañ ko fi après xam nga Sénégal bu ñu évoqué benn affaire 1 mois lañ ciy wax rek après fàtte ko mooy kaawu bébé Aïcha gis nañ fi ay jigéen yoo xamante ni ñooñu fii si dëkk bi dañ lay approché ne la bon dañ lay wutal liggéey si dëkk naar yi nga jël avion boo jëlee avion ngay jël doo jël bateau doo jël voie terrestre nga jël avion dem ba foofu ñu considéré comme benn esclave. loolu mën nañ ko jàppee ne tukki bu régulier la mais même bu fekkente ne am na ay conséquences yoo xamante ne loolu dafa méngoo ak tukk mais koo xamante ne daf ko wóor na ci li muy dem nii lu nekk mën na ko ci fekk parce que non seulement que tegul ci yoon xamul fan la jëm fi muy jaar xamu ci dara ak li ko mën a fekk yóbbu léegi mu génne xaalis bu takku boo xamante ne sax xaj na mënoon na ci jëfandiku ba tekki ci ndax jàppoon na tamit à ce niveau jot na pour que xale yi delloo si waat seen xel xam ne yëf yi du Europe rek. loolu yëpp lu ko waral mooy ñàkk espoir te rapport yu ma la wax yooyu noonu yëpp bu ñu waxee si ñeent ndaw ñett yi leen rek mooy nekk seen xel mooy génn. ndaxte ñoom amatuñu espoir malgré ñoo leen wax PSE moo ñu fi malgré ñoo leen wax ni pétrole bi moo ñu fi gaz bi découvrir nañ ko et cetera mais ñoom amatuñu espoir. pourtant war nañu am espoir. xam nga tey boo nekkee si benn kër nga gis sa mag mu teel a pare jàngam toog fii nii chaque jour si ban jaaxle bi rek lay toog amul benn café amul dara bu demee yenn organisme yu ma doon wax sànq am na yoo xamante ne dañ lay orienté si centre d'appel yi centre d'appel yooyu noonu lu muy def lu ñaaw moo raw fuuf lu muy def aspect négatif yi moo gën a ëpp fuuf aspect positif. yow su ma la déggee Adama. mooy que ne xaj na ñi war a jël seen responsabilité aussi ci mbir mi yëpp jëluñu seen responsabilité et que loolu yaakaar naa yéen société civile tamit am ngeen ci part de responsabilité comme si suñu invité bi sànq nu mu ko waxee que ne les responsabilités sont partagées. dëgg la ndaxte waxuma rek ni état bi xam nga sànq dama la wax ni am nañ ci benn part de responsabilité. état bi famille yi tamit am nañ ci part de responsabilité. pour yow naka lañ mën a def ba xale yi am espoir u toog ci biir réew mi. bon d'abord lu ñuy njëkk wax moom mooy il faut muy am ay campagne sensibilisation yoo xamante ne dañuy ñëw gis ndaw yi waxtaan ak ñoom trouver leen wax leen ni boo leen defee nii mu ngeen am espoir fii nii mu ngeen fi trouver ay liggéey n'est-ce pas beneen bi moom mooy par rapport ak nguur bi lu ñuy wax moom mooy xam nga lii di bonne gouvernance dafa baax trop leneen li moom mooy nga démanteler les réseaux des trafiquants parce que tey jii nii ba léegi nii fu may wax ak yow nii Sénégal amul benn législation boo xamante ni dafay teg daan trafiquants yooyu noonu ak passeurs yi loolu dafa am lu solo leneen nag moom mooy nga ñëw organiser encadrer les personnes yu nga xamante ni ñoom ñoo ñëwaat ak ñuy waaj a dem encadrer boobu noonu nekkul rek nga ñëw déposer sa benn CV si benn structure étatique ñu yóbbu la si benn centre d'appel boo xamante ni da nga fay def 6 mois wala nga def fa 2 ans 2 ans yooyu noonu salaire bu nga fay am pratiquement du la servir dara de 2 da ngay dégg sa benn xarit bu nekk Maroc daf lay wax ni boo ñëwee fii ni 1 mois rek ngay def boo defee 1 mois bi essai bu jàllee ñu defaral la benn CDD wala benn CDI alors que fii boo fi nekkee 4 ans mu nga fi nekk CDD sax doo ko dégg. di fàttali rek ne seen émission bi nag rajo Afia FM daf ci ànd ak waa OIM ak ñi nga xam ñooy waa URAC di Union des radios communautaires bu Sénégal loolu nag dugg ci benn campagne boo xamante ne dañ ko fas yéene amal ngir rek yeewaat ndaw yi ci seen wàllu taxawaay te ñu xam ne ëllëgu Afrique ëllëgu Sénégal ci
ci seen mbagg la aju donc il faut que ku si nekk taxawaay bi nga xamante ne moom nga ci war a taxaw nga taxaw ko ci nguur gi ñu gis ne def nañu ay effort taxawal ay bërëb yoo xamante ne dañ fay former ndaw yi wante aussi ay agence de financement yoo xamante dañuy dem ñu leen fay tàggat di leen wan ay projet yoo xamante ne buñ ca jaaree mën nañu cee tekki te duñu rek def li nga xamante ne mooy naka su dul noonu fonds yi nag bëri na ay Union européenne am na ay fonds yoo xam da koy jàppale rawatina réewu Afrique yi ngir rek ñu fexe ba seen ndaw yi ñu téye leen ba du ñu dem rek fa nga xamante mooy Europe mu mel ni li nga xamante moo di conséquences yi ak impact bi ci wàllu àdduna ndem bu fekkente sax dañu gis ne migration maanaam dem ak dikk dafa nekk loo xam ne lu naturel ci nit ki la nit mënul toog benn place rek fokk muy dem di dikk wante dafa jot que li nga xam ne mooy dem beeg dikk bi ñu daal di koy organiser def ko de telle sorte que du am benn ngaañte ci nit ñi. Depuis quelques années Sénégal wala boog Afrique doom yi dañuy buubu ak doole di dem bitim réew am ñu fay am jafe-jafe yu tar sax da ngay gis ñoo xamante ne waxtu wi ku neen la woon kaay leen ñibbisi duñ ci teg baat ngir rek jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy dund. fii ci réew mi aussi am na ay kuréel yoo xamante ni nguur gi teg na ko fii ngir jàppale ko ndaw yi mais seetlu bi mooy kër yooyu noonu dafa mel ni ndaw yi xamuñu ko mu mel ni jot na ndaw yi xam kër yooyu noonu ngir man fa dem làqu ji wante aussi dem fa ngir ñu yee leen ngir ñu xam naka la ñuy def ba bu fekkee dañoo réer ci seen wàllu doxalin ci àdduna ndax nag dem nañ ba yaakaar na bu ñu demul Europe rek du ñu tekki foofu bu ñu fa demee dinañ leen gindi teg leen ci yoon boo xamante ne yoon wu normal lay doon bu fekkente ne dafa jaadu ci ñoom ñun ñu dem bitim réew mais aussi yoonu tekki lay doon ci ñoom ndax dañ leen teg ubbil leen ay projet yoo xamante ne bu ñu ko tegee sur place dinañ ci mën a rek daal di suturloo jariñ seen bopp jariñ seen i waajur et que non ñu nar a teg naqar seen waajur naqar bi mooy lan ñu fayal la wala bokk yar la ba nga màgg ba am lu ëpp ñaar fukki at nga dem ci géej gi wala ci désert bi ñàkk fa sa bakkan investissement zéro lay mujjee ci ay waajur yoo xamante ne non seulement dinañ toog ay at wala bokk ay weer duñ xam ci lan nga nekk dinañu nekk ci guddi gu bët setagul ndax nag saa su nekk seen xel mi ngi xelaat ndax kii dafa ñàkk bakkanam foofu wala déet du ñu xam exactement lan moo la dal du ñu xam foo nekk du ñu xam ci loo yëngu loolu rek war na tax ba ndaw yi jàpp ne jot na ngir rek ñu mën a war a toog ci seen biir réew tekki fi ndem bu fekkente ne jàpp nañ ne yëf yi du yomb parce que nag dara gënul jafe dugg ci ak gaal soobu ci géej goo xamante ne amul bànqaas. kon nu ko waxee léegi nii rek lu ñu gën a nemmeeku moom mooy véritable drame humain bu si amaale maanaam ay ndaw yu nga xamante ni ñenn ñi dee nañ si géej bi ñeneen ñi ñoo ñu dee si désert yi ñeneen ñu nga xamante ni ñoo leen réduire à l'esclavage te loolu andi na njàkkare si yenn famille yi ndaxte tey jii nii boo demee si zone yu ma cité woon sànq rek da nga gis ne ay membres famille yu bëri yoo xamante ni ñàkk nañ leen si géej bi te je pense que tey il est temps organisation yu bëri te nekku rek yenn rek ñoom ñoo mën a def liggéey boobu noonu ñu war a def liggéey boobu bëri na dem di conscientiser jeunes yi wax leen ni boo leen jëlee yoon bii nii peut-être lii ngeen si nar a fekk. am nañu ku nekk en direct muy Lamine Touré Babou moom it ci wàllu migration lay yëngu wante aussi nekk koo xamante ne dafay faral di jàppale xale yi rawatina ci li nga xamante rek moo jëm ci wàllu seen nekkin ci wàllu yoon ci noonu rek la ñuy jokkoo ak moom Touré Babou nuyu nañ la. waaw man maa ngi leen di fay donc di rafetlu vraiment émission bi. waaw di wax ne question bi ngeen lalte ji te ñu koy waxtaanee. question la boo xamante ne nii dafa soxal askan wi. rawatina ndaw ñi. ci wàllu insertion wu ñi nga xamante ni dañu demoon ci mbëkk mi wala bokk ñu jaar ci désert bi wala daal ñu demoon Europe ñu refourlé waat leen ñu dellu si réew mi yan proposition moo fa nekk pour que ndaw yi man fa dem làqu ji ngir defaraatat seen ëllëg ndax nag daanaka mën nañ jàpp ne lu métti dal na leen. waaw di nuyu également ki nga xam ne moo nekk ci plateau bi déjà maa ngi ko dégg muy développé lu am solo. ça montre nettement que ne moom maîtriser na question bi te xam na li muy wax. yow tamit di nga aborder question bi vraiment neex na te it yaa ngi ci teg xam-xam. waaye la question de l'immigration vraiment dafa posé wu actuellement avec beaucoup d'activités. surtout ñi nga xam ne dañoo demoon ak rêve bi ñu amoon ci Europe ñu delloo leen seen dëkk bokk na ci tamit ñoo xamante ne nii dem nañ delloowu leen seen dëkk waaye tey jii bëgg nañoo ñibbi seen dëkk problème bi nga xam ne mooy ñi dellu ci seen dëkk. je rappelle tout simplement que ne en 2000 am na benn étude bu ñu defoon avec le mouvement citoyen qui portait sur le profil du candidat mais en réalité personnes yi ñu rencontré yëpp ci sites yi nga xam ne moom lañ ciblé woon dans le cadre de l'étude muy Kayar di Yaraax di Ndar di Thiaroye ak Joal jàpp nañ ne ñi dem li
li leen yëkkati lépp moom mooy dañoo am problème économique ak insertion. Pour reprendre tout simplement ce que le sociologue disait, Bourdieu, ils étaient morts socialement. juddoo ci gox màggee fa bëgg faa tekkee te mënoo jënd café Touba pour naan ko ndékki képp loolu dafa doy waar te ëpp na waar sax léegi toll la. boo demee ci rêve boobu dans des embarcations de fortune à tes risques et périls am mbaa ñàkk barta mbaa barsax ñëpp dégg nañ ko nga demati ak rêve boobu yegg Europe yaakaar ne mbir mi dina changé et en réalité ñu indi wala si loolu dafa kéemaane. waaye nag kenn mënul wax tamit ndaw ñi jëleen mbëkk mi donte situation dëkk bi am na ñu jàpp ne seen côté neexul il faut ñu am ay alternative tant que wax nga ko sa wax nga ne gouvernement Sénégal fi mu toll nii am na ay solution yu mu proposé Union européenne également dugal na loxoom ci mbir waaye nag ndaw ñi war dañ jël seen engagement parce que responsabilité partagée la ndax fi mu toll nii tembe gouvernement du Sénégal bu ne dina recruter ñëpp jeune boo xamante ne nii candidat nga mbala potentiel candidat mbala candidat à l'immigration da leen di nax te loolu taxawul ndax fi mu toll nii tembe fonction publique capacité d'absorption li muy jël dafa limité le secteur privé également recrutement yi muy def c'est limité donc il y a une seule alternative qui se profile à l'horizon c'est faire tout pour faire de ces jeunes-là des demandeurs d'emploi là des acteurs de recherche d'emploi en quoi faisant mooy nga jël ay fonds yu conséquents nga accompagner leen seen formation bañ am business plan bu dëgër bu wóor nga financer leen ngir ñu mën a jëriñ seen bopp jëriñ seen i mbokk seen i dëkk. n'est-ce pas am na ay kuréel yoo xamante ne ci loolu la ñuy taxaw. waaw kuréel yi ñuy état bi mettre en place bari na déjà dans le cadre du renforcement ak li ñuy wax employabilité des jeunes am na fi li ñuy wax également des structures un dispositif que l'État a mis sur place qu'on appelle la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide bi nga xam ne dañu jël benn fonds wu 30 milliards def ko ci ngir les porteurs de projet am na fi boo demee tamit ministère en charge de l'emploi dispositif bi l'État mettre en place bu ñuy wax la convention état employeur permet aux entreprises privées de prendre des jeunes surtout des jeunes qui sont diplômés de plus entrer en stage di dugg en stage et à partager l'État jël benn partie l'autre partie est supportée par l'entreprise. C'est des instruments qui existent et qui méritent quand même d'être connus par ces cibles-là. Au-delà de ça également je pense que waxoon nañ fi tamit FONGIP pour accompagner les porteurs de projets et cetera donc yooyu ay dispositifs la yoo xamante ne nii ak ay studies yoo xamante ne nii état mettre na en place pour accompagner vraiment porteurs de projets yi ak idées de projet parce que quoi qu'on puisse dire les candidats à l'immigration ont à côté d'eux des personnes également chômeurs dignes qui restent au pays et qui souhaitent au moins servir parce que tamit quoi qu'on puisse dire le Sénégal présente une fenêtre d'opportunité dans tous les domaines parce que à y voir de près si on observe bien la situation on peut dire que dans beaucoup de domaines que ce soit dans l'agriculture que ce soit dans la pêche que ce soit etc dans l'élevage et consorts on peut développer des synergies créer des projets au grand bénéfice de la population. mooy secteur yu bëri yu nekk ci réew mi xale yi mën nañ ca profito ci ay fonds yoo xam ne teg nañ ko fi ngir mën a tekki toog ci biir réew mi. voilà waaw yooyu waa état bi moo ko teg en place tey jii boo demee ci ministère en charge de l'emploi am na direction de l'emploi am tamit ci remaniement ministériel bi la direction de l'insertion professionnelle am également la direction de l'intensification de la main-d'œuvre. Direction de l'insertion professionnelle boobu boo fa demee y a des personnels qu'on appelle les conseillers en emploi qui permettent à des personnes qui ont des idées de projet et même des personnes ñoo xam te ne amuñu idée de projet xamuñu fu ñu jëm ñu jëm leen orienté ñu am idée bi déjà am business plan bu wóor ñu orienté à des structures de financement pour ñu mën a taxawal seen projet mën ko di mener à bon échéance donc loolu tam état def na ko ci wàllu woowu Prodac on en parle gars yi nga koy wax mais gars yi bu ci wax aspect politique bi le plus souvent lañ ciy wax moo tax duñu gis opportunité yi nga xam ne moo nekk ci biir mais à y voir de près il y a beaucoup de jeunes yoo xam te ne ce sont des entrepreneurs agricoles yoo xam te ils sont fait une place au soleil et ils l'ont fait à travers ces Prodac là. Est-ce que Touré jàppoo aussi que ne le fait que daanaka lu ñëw rek gars yi bëgg a wax ne politique la moo tax ba souvent ndaw yi du ñuy faral rek di dem ci kër yooyu noonu ngir ñu jàppale leen ban message nga leen di jox pour que ñu xam ne yëf yi ñoom ñëpp ay sénégalais lañ la te yëf yi dañ ko def pour les sénégalais. voilà loolu la ñu war a comprendre ñu am seen fulla jël le problème à bras le corps parce que si on ne peut pas changer de pays on change le pays et pour changer le pays je pense que le Sénégal présente vraiment beaucoup d'opportunités jeunes yi nga xam ne ils sont conscients de cela j'en appelle à mes frères de tous bords c'est-à-dire qu'ils soient également du nord du sud à l'est à l'ouest Sénégal que ñu xam ne ñun Sénégal kenn duñu ko defaral ñoo koy defaral suñu bopp c'est pour cela
dañu war a engagé wu dans tous les domaines. Aujourd'hui boo xoolee tey jii les nouvelles technologies de l'information de la communication, qu'est-ce qui se passe? Il faut au moins c'est un terreau fertile, c'est un marché aujourd'hui qui rapporte beaucoup. D'ailleurs même celui qui est au niveau mondial ki nga xam ne moo nekk ci kaw ki ñu woowee Jack Ma dem créer Alibaba.com bu la waxee parcours am ak échec am yi mu def ba fi muy egg si nii tey jii nekk le premier dans la vente en ligne, loolu c'est extraordinaire. On peut vendre la destination Sénégal. Allez aujourd'hui à Kër Abdou Ndoye, à Mbawane, à Diender, dans la zone de Ndiaye, allez à Kayar. Vous verrez des opportunités, vous verrez que même dans le cadre du maraîchage, on peut faire beaucoup de bonnes choses. De la jeunesse doit prendre toutes ses responsabilités et aller vers le changement profond du Sénégal en termes économiques. C'est qu'elle nous connaît à notre place. Les gouvernants là et les personnes des gouvernants et les institutions vont demeurer et le Sénégal va nous respecter. Donc une jeune war nañu engagé wu jël suñuy responsabilité faire des résultats au grand bénéfice du Sénégal. Adama dégg nga li nga xamante ne moom la Touré Babou wax ci opportunité yi nga xamante ne am na ndaw yi war nañu am fulla comme ni nga xamante noonu la koy ñeneen ñiy defee ñoom it ñu dem ci nga xamante ne ñun ñëpp ñoo ko bokk fexe ba fii kii toog fii di tekkee yow it nga wax ne man mi war naa toog fii tekki fi. waaw maa ngi rafetlu xalaatu Touré di ko nuyu di rafetlu comme ni mu ko waxee léegi nii rek xalaatam. je pense que lu mu wax yëpp dëgg la tey nga tey jii nii Sénégal nekkul ñeneen ñooñu ko mën a defaral. te population sénégalaise population bu jeune la boo xamante ne moyenne bi 18 ans la kon donc jeunesse boobu noonu moo war a jël responsabilité ni muy jëlee responsabilité moom mooy jéem a saytu kuréel yu nga xamante ñooñu fi di financer. opportunité yoo xamante ni ñooñu fi ñu jéem a xool nan la ñuy saisir opportunité yooyu noonu wax na fi yeneen emploi yoo xamante ni moo ñu fi yeneen secteurs yoo xam ne mën nañ ko développer bàyyi baa ñi fii ak yeneen c'est vrai que tey jii nii boo demee waxtaan ak benn ndaw boo xamante ni peut-être marketing la jàng wala leneen la jàng nga ne ko demal wala banque la jàng banque finance la jàng nga ne ko demal bay foofu noonu daf lay xoolaat. pourtant banque finance ak bay dafa collé. effectivement dañuy xool rek noonu lañ koy adapté kaawu Allemagne ñoom seen ndaw yi seen système éducatif nu mu demee lan la c'est-à-dire boo demee ba toll suñu équivalent sixième secondaire dañuy xool yow fan lañ lay gën a orienté wala fan nga xamante ni foofu daal nga amee talent ñu orienté la c'est-à-dire matin bi da ngay dem jàngi soir bi nga dem defi pratique maanaam dañuy allier théorie ak pratique ba boo demee ba suñu équivalence BFM boo ko amee rek soit am nga 2 ans wala 3 ans d'expérience ba yow sax da nga naan jarul sax may continuer da ngay ñëw rek spécialisé aussi yow lu nga jàng maanaam si mécanique baa ñi fi am na ay secteur informel yu fi bëri yoo xamante ni tey bu ñu xooloon adapté ko ak suñu système éducatif accompagner ces jeunes là mais loolu c'est des solutions ñaata mécaniciens ñoo fi nekk yoo xamante ni dañoo compétent mais peut-être jànguñu ko dañoo war a xool ñooñu nan lañ leen accompagner dès seen bas âge parce que jàng bu ñu wax ni ci charte africaine de la jeunesse def ci bokkaale obligation la da nga war a ñëw sa ndaw yëpp am benn jàng boo xamante ni moom la ñu war a booy seetlu am na ay milliards yu bëri yoo xamante ne dugal nañ ko léegi ci Afrique Sénégal en particulier ngir fexe ba xale yi toog liggéey ci seen réew mais dafa mel ni ndaw yi xamuñu ko. waaw am na ñoo xamante ni xamuñu ko am na ñoo xamante ni xam nañ ko am na ñoo xamante ni kon agence yu muy wax noonu am na ñoo xamante ni ci agence yooyu noonu la ñuy jaar mais bu ñu fa jaaree fu ñu leen orienté foofu moo warul wala foofu état war na ci ñëw am ay bët yu mu ci seetlu boo ma joxee exemple benn mooy centre d'appel yi yenn centre d'appel yoo xamante ni état daf ci ñëw di joxe subvention à hauteur de 60%. alors que ndaw yu fay liggéey de 1 amuñu tabaski amuñu korité de 2 heures yi ñuy wàcc yooyu buñ la ko wàccalee mooy loolu surtout jigéen ngay wàcc ay 3 heures du matin lu ñu lay fay par mois non seulement da nga lu ngay travailler mooy loolu di nga travailler parfois 8 heures wala 10 heures de temps nga wàcc 3 heures du matin tu es obligé nga jël taxi te salaire bu ñu lay jox boo si jëlee taxi mujj da ngay leb loolu moo tax jeunes yu bëri découragé am na jeunes yu bëri yoo xamante ni ces entreprises là lu muy absorber en matière d'emploi beneen secteur du ko jël nga jox na exemple bi sëñ Touré sànq wax na ni boo xoolee secteur public maanaam mënu sax jël ñëpp mënuñu nekk def concours ENA bi ñëpp mënuñu nekk inspecteur ñëpp mënuñu nekk ay douanier et cetera privé bi tamit ñu ñëw accompagner yenn sociétés yi comme ça ñoom ñuy mën a recruter beneen bi mu wax mooy troisième solution mooy ces jeunes là ñu mën a créer seen entreprise loolu noonu moom mooy solution yi mais tey boo gisee benn kuréel boo xamante ne moom mooy gën a absorber fii moom mooy les centres d'appel tey benn ndaw nga am bac plus 2 wala sa baat neex rek boo déposé ñu jël ci saa si mais conditions yu ngi fay dund pas mal de jeunes yoo xamante ne bu ñu la waxee boo duggee ci internet nga tapé rek di nga gis chaque fois des scandales yu fay xew te ces jeunes là ñooñu sax après dañ leen pousser ñu génn dëkk bi ñu ci bëri noonu la ñuy jaaree dem ay Maroc nekk centre d'appel yooyu noonu ñu nekk fa dans de très bonnes conditions. tamit jàppoon na loolu xaj na au moins même bu ñu fa amul xaalis amee nañ fa expérience te que loolu da leen di servir dans leur vie te souvent tamit faut pas trop se fixer sur l'argent qu'on gagne parce que am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi lay romb chaque jour di xëy di gont nga yaakaar na ñi ñu ngi laal lu bëri fekkatoo ñoom leneen la ñuy séntu ci li ñuy def mais pas xaalis bi en tant que tel di fàttali rek ne émission bi nag ñu ngi ci ànd ak waa OIM
ak union des radios associatives ak communautaires yu Sénégal tey suñu gan gi di Adama bu ADHA kuréel goo xam ne ñoom it dañuy yëngu ci wàllu àq ak yelleef doomu aadama rawatina ñi nga xamante nag dañu am jafe-jafe te jóge ca diwaanu Europe wala bokk ci ñenn ñi nga xamante ne xaj na yegguñ sax mais dund nañ ay jafe-jafe yu métti ci yoon bi ci loolu ñu gis ne bon jot na ngir ñi nga xamante ne ñoo fi ne muy ndaw yi parce que boo xoolee léegi ci wax yu bëri dañuy wax ne Sénégal sax comme Afrique de manière générale ndaw yi dafa commencé di manqué parce que la majorité dañu génn àdduna te dara warul ko lu dul géej gi ak désert bi nga xam moom la ñuy jël mu mel ni bon jot nañu préserver lu néew li nga xam ne moo ñu dese ci wàllu ndaw yi pour ñu def lu ñu mel yan ñooy solution yi selon ADHA ak Adama bi nga xam moo ko jiw. d'abord conscientiser waat jeunes yi waxtaan ak ñoom. après trouver leen ay solutions yu nga xamante mooy ay solutions yu concrètes mooy d'abord moom mooy système éducatif xool nan la ñuy orienter am na ay secteurs yu bëri yoo xam c'est des secteurs informels yu fi nekk peut-être yow am na métier yoo xamante ne di nga ko nangu bitim réew mais fii nii da nga koy bañ. Touré Ba naka la ñuy war a def ba xale yi nga xamante comme ni ñu ko waxee Afrique mi ngi wëy di ñàkk ay ndawam te dara warulu ko lu dul li ñuy dutee fii ci Sénégal Barça wala Barsaq yan matuwaay lañ mënu jër ba ndaw yooyu noonu ñu téye leen suñu biir réew mi ñu jariñ suñu réew mi ñu sauver lu néew li nga xamante des na fi Touré. solution moom sa waay mënul ñàkk ndax fi mu toll nii tembe comme ni nga ko waxee sànq rek vraiment jeunesse africaine bi considéré nañ que léegi dafa diminuer pourquoi parce que ñu bari fi mu toll nii ci wàllu immigration bi dañoo ñàkk seen bakkan benn bindkat dem na ba ne sax mujj gi est-ce que Europe warul woon indemniser sax Afrique ci manque boobu noonu ak le fait que mu utiliser main d'œuvre am fële à l'étranger ñi koy liggéeyal ay entreprise am donc solution moom vraiment dem mais na nga dem ci yoon yi nga xam ne moom la yoon teg moom dem moom mënul ñàkk parce que ce que rapportent les immigrés quand même loolu moom c'est non négligeable donc loolu nañ ko jéem a def inculquer ko sensibiliser porter le plaidoyer que booy dem du ci gaal yi nga war a jaar du ci désert bi nga war a jaar mais booy dem da nga war a am kayit yu leer tegu ci yoon dem te booy dem it na nga xool choix dëkk ba ngay dem ba pare am connaissance fa nga jëm que dafa am solo mun nga yaakaar ne foofu c'est l'Eldorado mais en réalité foofu c'est l'enfer je pense que ne ñu bari tamit dañuy am ils sont victimes de ça donc il faudrait quand même ñu sensibiliser toujours encore sensibiliser les jeunes par rapport à leur projet de voyage te it booy dem ci projet voyage boobu laay wax il faudrait quand même nga am qualification comme ni ñu waxee sànq parce que y a des gens yoo xam te ne nii amoon nañ projet d'immigration mais en réalité bi ñu demee ba ci biir bi ñu demee ils se sont rendu compte que ne Europe boo amul benn qualification et c'est difficile pour nga insérer wu kon donc il faudrait au préalable avant ngay dem xam fa nga jëm it da nga am qualification boo xam boo yeggee poste bu ñuy pourvoir nga mën a compétir comme tout le monde kon donc loolu am na ci solo c'est-à-dire ñu sensibiliser ca kii ba état également am na lu ko war ci wàllu ndaw yi bu ñu demee jël gaal yi rek c'est parce que ci quelque part amuñu lu leen neex donc état war na davantage donte sax mu ngi koy def am na ay jéego yu muy jël te bërëngu parfois du mat yenn saa yi nga laal ñi aw a bàyyi ñële yenn saa yi nga bàyyi ñi laal ñële kon donc état ci politique bi nga xam ne politique de création d'emploi la war na définir benn politique nationale de l'emploi bu clair teg ko ci ay axes stratégiques yu leer ak ay plan d'action opérationnel boo xam te day egg jusque dans les moindres vécus des populations, plus particulièrement des jeunes. Et là, le chômage également des diplômés de l'enseignement supérieur. Parfois, tam am na benn xarit bu ma waxtaanal mu ne ma am na gaal étudiants yu préparé sax pour waajal dugg ci géej gi dem parce que fi mu toll nii vraiment diplômés yi ils ont une peine à s'insérer quoi. man leen nag foog ngeen toog beau avoir bac plus 50 bac plus 150 mais si tu n'as pas les capacités le flair de pouvoir mettre en place une structure indépendante bu lay permettre yow nga mën a libre autonome mën a gérer sa mbir tey difficile parce que fii sànq wax naa leen et je le répète encore pour la fois la fonction publique recrute peu et le plus souvent c'est des remplacements de postes on ne peut pas même pas parler de recrutement mais le plus souvent ñii dañuy dem retraite ñii def c'est des gars de remplacer ay postes mais à proprement parler la question est-ce que des recrutements ça pose deuxièmement le secteur public amul capacité d'absorption et le taux de chômage grimpe de manière exponentielle donc il faudrait quand même que les jeunes s'arment de patience et se forment davantage et se versent dans l'entrepreneuriat dégg naa sànq sa waay wax ba heureusement ba ni nga ko nekk link mën na am entre marketing ak mbay mais nag y a des domaines sur lesquels le choix même de la formation se pose comment se fait-il que dans un pays tout le monde se forme dans banque finance assurance alors que entreprise da laa ñun poste yooyu bëggatuñ ko sax d'ailleurs il y a des gens qui le font kon donc il faudrait au moins que l'entrepreneuriat ñu développer ko c'est dans les universités ñu def ay modules d'entrepreneuriat ñu introduire dans l'éducation
dans la formation, même dès le bas âge, à l'enfant, même primaire, l'esprit d'entreprise, comment créer une entreprise pour préparer le jeune à être vraiment autonome. Loolu des choses yoo xam te ne nii en amont war nañ ko te tamit ñu bañ leen vendre tamit xanaa l'Eldorado de rêve te loolu amatul sax léegi ñun instant ñu war a jaay la destination Sénégal pour ñu di daw déjà même la tendance est renversée léegi Europe ñoom ñoo jógee di dem ay Maroc ak yooyu noonu pour di liggéey les gars yi xam nañ ñu mu demee Europe ce n'est plus l'Eldorado gars yi xam nañ ñu mu demee il faut défendre ça am Adama àgg nañ fi nga xamante ne lañ war a jeexalee sax yëkkati jotaay bi xam naa rek ci li nga xamante moom lañ mën a tënk ci wàllu insertion xale yi nga xamante ñoom ñooy jógee ci bitim réew di dellu soit ci biir réew mi xaj na dellu si bi du seen coobare wante naka lañ mën a def rek ba li nga xamante moo di insertion bi yomb ci ñoom wante wu ci yenn opportunité yoo fi nekk yoo xam mën nañ leen ci orienté ñu tàggatoo ko. waaw pour tënku ko rek moom lu mu wax sànq dafa am solo te problème bu ñu am d'habitude muy en Afrique mooy dañuy penser présent il faut ñu projeter vers le futur am na ay métiers yoo xamante ni comme ni nga ko waxee di def banque finance rek wala def yenn kii yooyu noonu c'est des métiers yoo xamante ni qui tend nar a disparaître donc bay bu mu wax noonu wala leneen ak leneen dès maintenant lañ ko mën a insérer suñu système éducatif leneen li mooy non seulement les ONG yenn kuréel yi war nañ dem di continuer di def ay campagne sensibilisation lu weesu loolu yéen journalistes yi am na ay waar boo xamante ne war ngeen si bay kon yow nu nga ko defee ni émission bi ni nga def télé yi tamit war nañ ko def di vendre destination Sénégal wax ndaw yi nekkul ni feneen rek parce que dañu gis ay tubaab yoo xamante ni tout le temps ñooy ñëw fii ni di investir suñu dëkk mais pourquoi pas ñun ñu gëm fii nii investir ko ba pare xool yoon yu nga xamante moom la ñu mën a jaar pour mën a ñëw créer dara loolu daal pour tënk loolu daal la ñu mën a jàpp di la remercier waat encore une fois di remercier équipe bu ADA bi yëpp nga xamante ne ñooñu def liggéey bu am solo di remercier tamit la directrice ak madame Balde ñu sant ko gërëm ko moom ADA kon li ñu mën a tënk rek mooy ndaw yi yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi Sénégal wala bokk sax ngeen génnoon Sénégal ba ñëwaat li wér te wóor mooy am na ay kuréel yoo xamante ne yéen a tax a jóg jàppale leen ngir ngeen mën a toog seen réew tekki loolu nag fokk ngeen dem fekki leen yeggee leen seen mëbët ñu jàppale leen ci ngir li nga xamante moo di seen bëgg-bëgg mën a sot ci loolu dégg ngeen li nga xamante Touré wax na ko ci Adama wax ko ci di leen dig daje ci beneen émission ndax dañuy wéy ak yéen ba léegi ngir indil leen solution yi nga xamante ne xaj na seen fi ngeen nekk moo tax ba yegg si wul ci yéen lu ci mën di am rek ñuy fàtt rek ne émission bi dañ ci àndoon ak waa OIM ak association des radios associatives ak communautaire bu Sénégal du URAC sant leen gërëm leen dig daje incha allah niki rek beneen altine seen beneen émission bi di migration jërë ngeen jëf. Radio Afia FM ci lëkkaloom ak union des radios associations et communautaires di URAC ak organisation internationale pour les migrations OIM ñoo leen di jagleel bile émission jëm ci campagne bi ñeel xeex tukki bu jaarul ci yoon ñu duppee ko kaddu tukkikat altine yi lay doon bu 20h jotee jàpp 21h30 ci seen radio Afia FM 93.0 mën ngeen participer ci émission bile boo leen wootee ci 88 628 05 88 628 05 05